RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Ismaïla Sow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Babacar Fall di nuyu RFM di nuyu tous les auditeurs de RFM Matin di nuyu Georges Dethié Diop. jërëjëf Ismaïla Sow président conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal maanaam ci tënk ci wolof mooy mbootaay bi ëmb sàmmkat yi ci Sénégal kon waxtaan bi ni nga ko waxee daañu ci ànd ak Georges Dethié Diop xaw ma nag yéen ñaar ku moom morom ma Ismaïla Sow. seen mbootaay gi dafa wane ñàkk àndam ngeen ni ci code forestier bu bees bi di loi bu bees bi sanc àll bi nees ko war a aaree. da ngeen jàpp ni yëf yi dafa gën a sewer ci yéen ndax ku ne xam na ni sàmmkat yi bu ñuy màngi dañuy léeg-léeg di dagg garab yeeg ñoom seen lu tax ngeen ni loola waruñ leen ko aaye mel ni. jërëjëf Babacar au contraire du ñàkk ànd quelques inquiétudes la rek parce que aussi tamit xam nañu ne lépp loo gis ay texte koy sàmm te loolu yoon la mais nag dafa am aussi inquiétude. en tant que éleveur yi ñu doon parce que code forestier lu yàggal lu war a am la c'est normal loo xam ne lii day aar àll bi mais aussi tamit dañoo nekk ay sàmmkat yoo xam ne yi tamit dañuy jëriñoo àll bi comme ni mu waree parce que tey bu ma lay wax jur gi nga xam ne moom la ñu yore dañoo dikk ci réewu sahélien bon nga xam ne tawam dafa fi ñu toll nii passeetul ñaari weer kon li ci ëpp jur gi li muy dund mooy ci ressource naturelle nag mooy gàncax gis yàlla saxal ci àll bi mooy ñax mi ak garab yi bon bu ñu defee code forestier bi nag dañoo dégg ñu wax ne dañu ko gën a sévère loo la nekk ci biir xamaguñu ko ba taxoon aussi tamit ñu war a yëglu pour que tey code baa ngi jëm assemblée nationale pour que député ya fa nekk aussi tamit am na ay député éleveur ñooñu ñu war ko accueillir càmbar ko seet ko mais aussi ñu fekk waaye itam Ismaïla dagg garab di jox jur gi itam bu nu ko defee ak ni jur gi toll ci Sénégal garab dootu fi des. déedéet du dagg garab jox jur parce que garab bi aussi dafa am nu ñu koy jëriñoo parce que loolu da cee ànd boo seetloo même waa Sénélec wala waa Sonatel aussi parfois dañuy taaye garab yi pour que mu bañ a laal fil courant yi wala fil téléphone yi te jur gi aussi tamit dafay yokk garab yi éleveurs yi aussi dañuy wëttu àll bi parce que ñoom ñoo koy jëriñoo kon du question dagg garab yi kon ni ngeen ko dégg ak ñeneen ñii di foogee parce que aussi tamit am na foo xam ne fii waxoon nañu ni waa forêt wax nañu ne député yi ñoom ñoo doon wax ni ñuy daggee àll bi or que xëy na nag député mun na ko wax te maîtriser wul lu am. parce que looy wax it da nga war a seet côté yëpp dégg nga garab yi dañu fee nekk pour nit ñi di ko jëriñoo mais pour jur yi di ko jëriñoo mais nag dafa war a am aussi coordination. diggante eaux et forêt ak éleveurs yi comme na mu doon amee bu njëkk bi ñu nekk ay xale. parce que jamono yooyu dañu doon gis dafay am ay waxtaan. boo xamante ne bi dafay am chaque at diggante sàmmkat yi ak eaux et forêt ñu wax leen ne autorisé nañu la bu demee ba période de soudure bu ñuy dagg garab nañu ko daggee nii ñu bañ a yegg fee parce que lii day yàkkati loolu dafa war a nekk même njàngale ak information sensibilisation entre les éleveurs et ki nu ma tuddati service eaux et forêt parce que texte nun mënuñu ko recéter parce que tey lii xew ba xam nga li ma bëgg wax. Casamance waaw li xew Casamance kon loolu aussi tamit. ñun lu ñuy déplorer la parce que ñun ay sénégalais lañ. mais yéen nee nga da ngeen am ay inquiétude te yéen itam da ngeen dégg rek ngeen ci am. tax ba ngeen di commencé yëglu est-ce que loolu c'est pas léger. déedéet. parce que xamu leen li ne ca biir. déedéet xam nga lu tax. dañu ko renforcer na mu meloon wàññi wu ko di ñu koo yokk. mais xam ngeen yan mooy seen inquiétude pour être plus clair. waaw li suñu inquiétude dañuy gis parfois dañuy jàpp éleveurs yi. fay loo leen ay amende yu lourd te firnde ba ma la ciy jox fii ci Pout gii rek am na benn xale boo xam ne bi diñu ko faa jàppoon ñu ne daggana garab te bi ñu ko laajee moom nee na daggul. xale sàmmkat waaw dafa dem ba fekk ñu dagg ay garab moom xale bee la jëkk a dajal mu jàppaku
ba ma ko yóbboo aussi tamit ñu def procès verbal yóbbu ko police ñu tëj ko bugg a ko defeere yaayam mu ngi feebar te loxoom jotul gannaaw loxoom jotul daal après léegi nag ñu amande leen 350,000 350,000 la ñu dajale ñu mujj fay xale bi génn te demandé. mais li ma bëgg a xam. seen inquiétude xam nga loolu li amoon avant bu bees bi la yeesal gii nii. ci bu bees bi. lan mooy seen inquiétude ndax damaa dégg rek nga man loolu laa jàppagum ci li nga wax. waaw suñu inquiétude dañoo wax ci bu bees bi. bu bees bi dañoo wax ne dañu ko defaraat bi mu gën a sévère. loolu laa dañoo tengal loi bi. waaw loolu laa dégg ci gémmiñu ñi nga xamante ne ay kilifa la ñoom ñoo ko wax. léegi nag pour loolu dama ne pour ñu koy sévère loo aussi tamit est-ce que càmbar nañu kan la ñu war a attaquer lourdement ak tam aussi lan la ñu war a tolérer parce que aussi tamit àll bi ni ñu koy sàmmee dafa am ay saytu yoo xam ne yii duñu ko tolérer intolérable mais dafa am yoo xam ne yii aussi dañu koy tolérer yi ñuy tolérer nag dañu ko war a xam ñu partager ko yi ñuy tere aussi ñu war koo xam ñu partager ko d'accord nañu nag bu ñuy élaborer lu mel ne code ay compétence moo koy élaborer mais aussi tamit position war naa permettre nit ki mu bokk wala mu xam parce que yu demee noonu même bu demee ba mu génn dañ cee war a dañu war a prêter attention ci loolu mais bu yooyu génne aussi tamit code bi même dañ ko doon war a transmettre les éleveurs ñooñu aussi ñu xam cantaan yi ak tere yi. lan la ñu toléré ak la ñu dul toléré. li yëpp li ko waral mooy dëkk bi taw bi bëriwul taw lu mu bëri ñetti weer la. kon ñax amul. ngooñ seer na. ripaas ak ñoom seen itam mën soo am jur gu ne gàññ di leen jëndal xeetu ñam yooyu faw ñuy ngeen dem di màngaan. ngir am lu jur gi di fortaatu. kon ñàkkum lekkum jur googu moo waral ngeen ne ci àll bi te war a jëfandikoo àll bi. te dinaa profiter même Babacar wax la ne xam nga sax li ci gën a métti tey éleveurs yi la nga xamante ne foofu la ñu war a nekk pour di sàmm seen jur en général di ñu koy jël. parce que forêt bi nga xam ne tey forêt Bandiala bu ñu demee ba ñuy xalaata wax ne dañ ciy jël ay 800 hectares dégg nga ñu dekkale ko dégg nga doxal ko ci neneen jëlee fa éleveurs yi loolu mooy éleveurs yi dootuñu fi mën a jëriñoo te fan la ñuy jëm bu boobaakoon ci biir fa ñuy béyee te loolu mooy indi toujours combat entre les éleveurs et les agriculteurs. te loolu da ngay gis parfois mu am ay xeex ba ay logo dagga ci fir di yëbala ci mën a jox lu mel noonu mos naa am pire am kuñ ci boom ñee dem ci kër éleveurs yi fekk fa koo xam ne kii yoonam newu ci ñu gaañ ko ba dagga loxoom ak yeneen ak feneen bon donc de di nit ñi dañu dul sóoraale te gis nga jamono day dox tey de mun naa la wax ne Dakar gii ni mu mel ba ñuy tabax Dakar bu ñu sóoraale woon lii xëy na du ñu tabaxee Dakar ni ñu ko tabaxee te mun naa la wax tamit dañuy rafetlu aussi tamit même parfois yenn taxawaay yi parce que tey am na tey ay avancées significatives ci élevage yoo xam ne yi kenn mënul weddi ne lu am la mais bu ñu sóoraalewul aussi tamit yenn yi dana dem ba jafe-jafe dana am te loolu mun naa wax aussi tamit tey am na ay titres fonciers yoo xam ne yi tey ñu ngi nekk dans les villes te élevage moom ko déclassé nañu ko ñi koy jël xamuñu ñan lañu partagé ko def ko jaay ko. mais justement wàllu foncier mu ne su ko ñàkk a xuux àll bi wax foncier ndax bu weesoo garab yi nga xam ni dañ leen aaye ngeen koy dagg xeetu daggin wi ngir jox jur gi. am na leen loo xam ne tam borom tool yi ñu ngi koy jàmbat ci sàmmkat yi mooy jur gi dugg ci tool yi jéggi di yàq. loola lañ koy dégg bëri na lool tey day jural léeg-léeg fitna day jur fitna gu bëri ci biir Sénégal. waaw Babacar xam nga boo gisee parfois ñuy yëg lu di wax lu demee noonu ku bokkul ci càmm gi du sa problème parce que sa doom xëyul topp jur gi sa doom bu xëyee topp jur gi yaa ngi xalaat tey fa mu am na ay tool mbaar duñu ko fa gaañ mbaar du fa gaañ dégg nga boo tiddee doo nelaw doo mën a lekk. te aussi tamit problème bi yëpp mooy problème foncier
te gis nga li ma wax sànq lu ñu war a mun a prêter attention la gis nga tey ranch de Doli am na tey ay magu éleveurs yoo xam ni ku leen dëkkiloo woon mu ne leen li am tey ranch de Doli dana fa am dañu lay widdi parce que ku ñu waxoon ne danañ dem ba miire ranch de Doli def fa ay forage def ay yoon Touba ba Doli def yoon Daara ba Doli def yoon Linguère ba Doli dégg nga def fa ay dispensaire def brigade gendarmerie pour la sécurité da ngay ki nu ma tuddati ñu nangu ne am na ay avancées significatives boo gisee ñuy wax yu demee noonu la parce que tey boo gisee ñuy dem di déplorer suuf si nga xam ne ay titre foncier l'État la woon pour élevage dégg nga yooyu aussi dañu ko waroon di garder pour que ay infrastructure yuy jëm ci wàllu développement de l'élevage parce que tey aussi tamit bu demee ba loolu. loolu yan infrastructure la war a doon yan jumtukaay. waaw xam nga tey Doli la ñu fa def ku waxoon ne loolu dana am Doli nit da koy weddi te tey da nga gis ku quitté zone Dakar dem dikki Doli da nga gis ku quitté foo xam ne fii bëggu fa woon quitté pour dem dikki Doli moo tax tey dëkk bu mel ne Thiès nga xam ne tey boo waree Thiès amul benn espace. boo xamante ne bii mun nañu wax ne fii war nañu fi mën a def benn infrastructure élevage titre foncier ba mu amoon te mu nekk ay hectares yu bari nga xam ne élevage moo ko moom dégg nga xam ne bu ñu ko doon war a joxe dañoo war a toog autour de table waxtaan seet lan la élevage soxla ñu dindi ko teg nii leneen li bu ñu koy sax-saake ñu sax-saake affaire yu demee noonu moom mooy problème yi nga xamante ne tey mooy problème élevage parce que nag aussi tamit nun en tant que éleveur yi ñu doon la nga xam ne dañu ko liggéey ci élevage defar ka tey nguur gi même bu mu doon quitté di dem da ko yóbbaale fii la koy bay ñun ñu koy jëriñoo kon ma wax ne xëy na bu ñuy yëglu mun nañu déranger ku ne mais aussi tamit fa ñuy waxee la ñu war a waxee parce que aussi tamit ñun ñoo fa nekk ñoo ko moom. waaye yéen loolu yëpp ngeen koy xaar ci nguur gi ndax su ma jàppee li nga wax moom mooy war nañ ko mën a infrastructure yooyu ñoo ko war a def mais yéen itam jotut ngeen itam di investir bañ a yem rek ci élevage pastoral bi di wër àll bi lu ni mel. déedéet gën a moderniser seen i mbir. gis nga Georges ku xamoon secteur élevage bu jëkk ba xam ka tey. da nga xam ne modernisation di ci comportement ci doxalin ci activité am na parce que tey mun naa la wax ne lépp lu jëm ci wàllu alimentation de bétail aliment concentré fekk nañu ba éleveurs yi approprié ko teg ko seen loxo te loolu nguur gi moo def lii ñun aussi ñu def lali parce que proposition la bu jógee ci état bi appui bi ñu leen aide bi ñu leen di jox nañu ko doxalee nii mu nekk aide bu sax dàkk tey mu am ay fonds yoo xam ne yi dañu doon bu ñu daan dem ba période soudure am dañuy crier ci rajo yi naan aliment de bétail mais fekk nañu ci dimbalante ci jàppale nguur gi ci jàppale gouvernement bi ak ministre bi président am nañu environ de 2,8 milliards yu disponible dans les départements bu ñu amee soxla ñu dem jëndi ñaareel bi aussi tey fekk nañu ba éleveurs yi ñu ngi organiser wu ci yu bari di participer ci ay rencontre di def ay visite échange di jàng ci pays développé yi kon secteur élevage ba ngeen xamoon bokkul ak élevage bi am tey éleveurs ya ngeen xamoon bokkutul ak éleveurs yi am léegi parce que boo gisee ma ñëw fi fajar gi toog ak yéen ci invitation ñuy waxtaan ci lii nga xam ne suñu secteur soxal nañu dañuy càmbar nag di anticiper di wax di alerter di annoncer. anticiper boobu est-ce que warut tax ñenn ci éleveurs yi booloo au lieu ñuy dem di mangaani comme àll baa ngi fi ñu toog benn place bi nga xamante ne mën nañoo boole sax élevage ak agriculture li nga bu boobaa mbirum garab gi duñ ci amati problème bu boobaa daañu jox jur gi li nga xamante moom la ñuy lekk. waaw c'est que gis nga Georges xam nga dossier boo sori rek. dana yomba ci yow. gis nga màngaan dañu ko tudde da ngay dégg parfois mooy li ma la wax sànq rek nit dana commenter ci dossier bu mu xamul bu ci commenter na kay dégg wala na ma ko déggee moom mooy yàq la ma doon def parce que gis nga màngaan ñëppaa koy def li ñu tuddee transhumance nun éleveurs yi nag dañoo weex donc
parce que lu bon lu ne nun nañu koy tuddee ay transhumants ñooñu ay transhumants lañu or que transhumant c'est la li ñu fête koy dàkkantelee ñenn ñi ci politique neexu leen. mel ni baaxul. rafetul parce que transhumant c'est la fête des éleveurs gis nga tey boo demoon ci pays développé yi même am na ay transhumant mooy lan nga tokku fii ñëw fii te éleveur bi aussi tamit dana màng pourquoi parce que fii dafa am ñuy béy béykat yi aussi war nañu fii béy yow nga tokku foofu pour xejal leen ñu mën a béy seeni tool nga dem seeti fu ñu béyool nga dëkk foofu da nga xam ne fii amul ndox nga tokku dem fale nga dëkk fa pour am ndox de lu bari raison yu bari te aussi ni ñu koy tuddee nga dakk topp jur gi di dakk non du noonu éleveur buy transhumé dafay xëy ci suba teel naan attaayam ba pare ratta ay nagam jiital ay nagam ndànka di sàmm xam na fu mu war a fanaani bu ñëwee fa mu war a fanaan ma fanaan fa ba egsi fa mu jëm dégg nga loolu dafa ànd ak àddina te gis nga réew mii ñu nekk di Sénégal laaj ko autorité ñi ngànk élevage dafa nekk réew moo xam ne bi loolu munoo ko fi jëlee noonu. waaye nag am na leen loo xam ne tawat la. mooy ndax jur gi moom ci àll bi lañ leen xamee. waaye léegi ci biir taax ngay gis ay nag di taxawaalu ba ci biir Ndakaaru barki démb rek président Macky Sall cortège am boori Wakaam ay nag dog tali ba cortège ba taxaw loolu dafa gën a jéggi dayo léegi nag yi nekk ci biir taax. di doon danger goo xam ni xamee sul loolu nu mu demee ba léegi jur gi ñëw ci réewu taax. waaw Babacar gis nga pour man loolu fierté la te kooku président dafa waroon a wàcc sax. xool nag yi waaw may ay nag du ñu nekk ci biir ville bi tam. waaw dafa ndànk rek dafa waroon a wàcc xool nag yi bu baax mu doon fierté ci moom parce que mooy li ma la wax ci monde moderne la ñu nekk. gis nga temps yi passé dem nañu Brésil. mais monde moderne ba nag yi di xëccoo tël yi ak oto yi. mooy li ma la wax nag dafa xat xam nga dafa am lu ñu fi jël te waruñu ko woon jël parce que jur yi aussi. ci taax yi waaw. dafa mooy li ma la wax tey Thiès titre foncier ba fa nekk te élevage moom ko man moomoo ak yow moomoo keneen moomoo ko c'est pour l'État c'est pour les activités de l'élevage pour quelle raison moo tax nit ñi da ko jël bugg a ko déclasser da ko utiliser yu demee noonu. moo tax ngeen tuxu ci biir taax yi indi nag yi fii ñuy doxantu buntu palais présidentiel. déedéet c'est que loolu ma la wax dégg nga li ma la wax moom moo koy indi parce que ñi fi nekk aussi Dakar jiit am na ñoo xam ni dañoo dund ci élevage boobu tey am nañu. teraanga noppal nañu est-ce que loolu jaadu na nag yi nekk ci biir taax di xëccoo tali bi ak woto yi. ma ne la li ma la wax lu leer la dama la ne fa ñu waroon a nekk la ñu jël parce que nag yàgg na ci Dakar. jaajëf Ismaïla Sow président conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal nekkoon sunu gan tey yendoog jàmm. merci maa ngi leen di sant. jërëjëf Georges Déthié Diop réglé ngeen seen problème kuy buur bi kuy keneen ka. man maay buur bi. waaw moom màcc bi muy ñëw dafa indaaleel buuram Sow. ma ngoog. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.